monsieur Thioban bi ñu intervenir ba pare dañuy jub directement au sujet parce que le reste des faits jaral ñu ci dellu soit parce que ñëpp xam nañ ko. oui le buzz te yow la. ay di jàmbat mais ku nekk sa ginnaaw. yàlla ak sama ay conviction saa yu ma jógee rek ñoo ma yëkkati amul nit ku yàlla bind ku ma mën a def loolu ma gëmul te lii ma nekk lu ma gëm la lu ma waxtaane la ci biir parti bi ak kilifa yi ci gën a mag avant may egg ci président de la république waxtaane ko ci instance yi ma bokk yépp ñépp xam nañ ci sama position que ni PDS moo ëpp doole nit ku mën a doon ci ñun mais bu yàlla defee mu dem épuiser ay cartam ñun ñëpp ñu ànd xeex ak moom il s'est battu aussi avec dignité et au-delà de lui toute la famille Wade a montré beaucoup de tenue beaucoup de dignité dans l'épreuve ñu leen ciy rendre hommage le président sa femme ses enfants les enfants de Karim kenn déggu leen oncle ñu même moom en prison oncle rendre nañ ko hommage gor la xeex na li mu war a xeex. mais li nga bind ci lettre bi lan la. li ma bind ci lettre bi moo di nekk président Wade moo ñu yar ñun ci démocratie ma xaaral situation bi ni mu toll keroog bi décision conseil bi génnee cour suprême ma jàpp ne que PDS parti bu mag la élection yi jege ci ña échéance bi mënatuñ xaar Karim Wade yoon génne na ko ci ñi mën a dem nekk candidat ma ne nag dafa am lu ma daloon 23 juin dama d'accorduloon ci loi bi wax ko ci instance bi nu ma président yëkkatu sama kàddu ba ñu dégg ko ba ñu dal nu ba ñu daanu ma ne loolu dootuma dalaat président Wade yoon wi ñu jëm bëgg a forcer Karim mooy PDS du am candidat PDS du am candidat mooy Macky Sall am na deuxième mandat man loolu duma toog di ko seetaan te PDS mën a daaneel Macky Sall ma ne kon Ablaye Wade ñaari gannaaw conseil constitutionnel décidé na voie de recours légal yi ñu amoon jeex na li ñu desee mooy ñaar am doole ak kàttan teg ko ci kaw Macky Sall au risque de taal réew mi réew mi nga xam ne yaa ko tabax ñu taal ko toj ko wala boog bu fekkee defuñu alternative defuñu loolu ñu wut beneen candidat dem battre Macky Sall te loolu mën naa nekk ndax PDS moo fi ëpp doole Macky Sall néew na doole te ñëpp d'accord nañ ne clé élection bi ci sa loxo la nekk man loolu laay xaar président tontu ma ci. mais léegi xam nañu jaaxal mooy lan c'est que bi nga def déclaration ba pare soo seetee ci biir réseau yi tey ñu bari ñu nekk ay kilifa ci biir PDS. ñoo xam soo déggee seen wax wala ñeneen njëkk ni ñuy waxee. dafa mel ni lay xaw a mere. kon Abdoulaye est-ce que mere wala. waaw xam nga am na foo xam ne boo fa tollee ci àddina ci war a jël décision nit kii mere nit xol rek la am su ma meree ndax dama ne doomam mënu la nekk candidat dafa juum waaye li ma wax lu jar mere amu ci te ay kàddu yu tegginu laa ko waxee ku lire lettre bi xam ne jox naa Wade cër jox naa cër kombaam jox naa ko wàccuwaayam su ma meree nag ci sama xalaat parce que parti libéral ku ci yegal ñu mereel sax xalaat amatoo fa place te man PDS laa bokk. mais bi nga yow defee déclaration bi léegi suba ak léegi war nga jot ay coup de fil ci ñoom ci ñi jiite parti bi. avant ñuy lettre bi di ñëw Ablaye Wade dama ko yónnee lettre bi le jeudi 6 le 7 au matin pendant 1 heure de temps échangé naa ak Oumar Sarr sur la lettre mu laaj ma li mu ci bëggoon a xam yëpp ak ñi ci nekk lu tax ñu nekk ak lu ñu ci nekkee ak lan moo ci implication Madické Niang foofu sax la ma xamal ne Madické Niang bindoon na paa bi avant man sama lettre di dem di ko wax ne moom dafa bëgg a nekk candidat parti bi Omar Sarr ma ko xamal. mais ñun dañ ni Madické moo nekk waaw dégg loolu moo tax ñu wax ko li ma Omar wax ne ma comme Madické dafa bind le 3 man ma bind le 6 dañuy jàpp ne damay renforcer Madické man yëguma woon ne Madické bind na mais man avant may bind ñi nga xam ne seeti naa leen mooy Doudou Wade doomu Ablaye Wade di magu Karim ba ñu waxtaanee dama ne ko kuy complot Karim du ñëw ci yow man complot man duma complot ci PDS dem seeti. dañu waxtaan mu d'accord ne parti bi war nañ toog waxtaan loolu la gëm waaye nee na cadre yu ñuy waxtaanee parti bi amu ko parce que comité directeur du fu ñuy waxtaanee 200 personnes du ñu waxtaan war na am ay cadre yu kilifa yi di waxtaanee dafa manqué ci parti bi parce que comité directeur bi ñu def 200 personnes parti bi 12 la ko prévoir pour situation yi mel ni su amee 12 yooyu réunir jël ay décision ñu def ko 200 kon tëj nañ buntu waxtaanukaay bi. mais suba ak léegi est-ce que jot nga ci mouvement Karim bi ñu waxee yow. non xam nga nag
mouvement Karim yi man respecté naa leen parce que ay xale yu am pas-pas di xeex ci seen gëm-gëm ne seen candidat moo waroon nekk président maa ngi leen di masawu mais man duma karimiste man waa PDS laa abal relation am na ñu ma ci xam nag am na sax sama xarit yoo xamante ni ñoo ngi ci télé yi di wax ak ci réseau yi seen droit la aussi man libéral laa ku ne sañ nga am lu ma amee xalaat ne lii la keneen mën na xalaat le contraire ma nangul ko. kon d'accord nga ne léegi tey suñu fàttali ko waxoon Idrissa Seck li waxoon ne Abdoulaye ba dernier souffle la teg doomam ko fi teg doomam fi yëkkati. waaw xam nga boo amee sa kilifa mu toll ni Abdoulaye Wade jaarale Idrissa ak ñeneen fi mu leen jaarale lu mu doxale si àddina rek sànq ko war ma ak sutura day gën a rafet di xaawi suturaam même moom bu juumee man dama jàpp ne Abdoulaye Wade li mu defal Sénégal ëpp na ñu koy yamale si nit ku jóg pour taxawal doomam déjà loolu sama xeex la bu yàgg gis nga 2011 defoon naa conférence de presse si lu mel nii Karim Wade laa ne woon Karim Wade dans agir pour le soppi laa nekkoon benn mouvement bu ñu créé si biir parti bi moom lañ fondre ak yenn structure mu nekk FNCL tey waxoon naa ci ne Karim Wade est la tache noire susceptible de faire perdre le président Wade te loolu maa ngi ko tegoon que ni promotion au PDS si génération du conquérant rek la doon jaar waa parti bi faale wuñu leen considéré wuñu leen te nit ñi mere woon nañ Karim mere goo xam ne buñ continuer nii dem ak élection mer moomu danañ sanctionné Wade pour sanctionner Karim Wade ma li gënoon si parti bi jamono yooyu moo doon Karim Wade génn gouvernement ñu tax génération de conquérant ñu dugg si biir parti bi ñu continuer kon Wade amoon na chance am beneen mandat. est-ce que mos nga toog a Wade wax lu mel nii. mais Wade wax naa ko lu nekk lu ma xalaat ba mu nekkee si digg. par rapport ak Karim Wade je veux dire. non par rapport Karim Wade nag dëgg-dëgg mosuñ ci toog parce que moment yooyu képp kuy wax Karim Wade lu mu bëggut a dégg doo gis Ablaye Wade dañ la koy nëbb Ablaye Wade daanaka année yu mujj yi man gisante wu ma ak moom dañ doon déggante parce que doon nañ bindante nag ay Ablaye Wade ay correspondance mais toog nii wax année yu mujj yi cabinet yaataluñ ma fa woon noonu. mais Karim suba la jotoo benn yoon. Karim le vendredi laa ko mujj jot mooy ma lay wax bi ma demee kër Omar Sarr jot naa ko mu ne ma moom day nekk candidat mooy candidat parti bi. mu insisté loolu. ne ma may candidat parti sama lettre dem na jot na ko. ne ma mu ne ma da nga bind lettre bu incendiaire président ma ne ko binduma lettre bu incendiaire président j'ai écrit une lettre courtoise à la limite sympathique et que li ma ci wax loolu laa gëm mu ne ma man maay candidat parti bi maa la ko wax man maay te dinaa teg ci table bi loo xam ne Macky Sall du ma mën a teree nekk candidat ma ne ko j'attends de voir mu ne ma bu may dem conseil cour suprême gëw ma woon ne dañ may jox cutis ma ne ko ce sera la même chose pour le conseil au conseil constitutionnel mu ne ma en tout cas tu peux faire ce que tu veux mais moi je serai le candidat du parti. kon si je comprends ba dégg sa wax mooy que tey. avant papaam di tontu moom xamal na ma ni moom mooy nekk candidat bi décider de place papaam boobu papaam tontoogu ma dafa jël lettre bi Abdoulaye bu ñu jotee lettre bi da ko partagé ak responsable parti bi ay Omar ay kilifa yi parce que Wade tamit démocrate la noonu lay doxale Wade rek nga bàyyi ko bu doxalu démocratie lay doxal ñoom ñëpp la ko jox ne leen wax leen ma seen xalaat teg ci ne dama leen di bind fan yi du ngeen ma tontu soit da ngeen a tayal wala da ngeen a ragal a jël position ku ma tontuwul ba muy ñaari yoon dama lay génne sama mailing dootuma la laaj xalaat ndax man mën naa décider seul damay partager ak yéen rek processus de démocratie kon def na pression si ñëpp pour ñu wax ko li ñu xalaat yaakaar naa ne xalaat yëpp egg na si moom et que xalaat yi sincère nañu teg nañ ko si intérêt parti bi ak intérêt président ak image du président parce que nit di nga ko jàppale ba jàppale ko si contre moom parce que nit moomul boppam nit dana juréel tey man jàpp naa ne moo noot Ablaye Wade ba ëmb xalaatam ak xelam mu leer bàyyi rek la nekk fi mu nekk nii bàyyu Karim kese te foog naa ne Ablaye Wade ëpp na nekk bàyyi wala buy nekk bàyyi ñun ñëpp mooy suñu bàyyi. kon les si dama déggee ni par exemple tey yéen wala dem PDS mooy dem wala génération de congrès mooy dem. non génération de congrès amatul si li ma xam tey PDS la Karim Wade teg loxo jaarale ko si baayam bu am juróom-ñeenti fukki at ak ñett tëj ko Qatar di ko defloo di ko dindiloo di ko nootee waa Sénégal di ko nootee waa parti démocratique sénégalais kenn ñemewu la wax contre Karim Wade ku ko wax mu éliminer la si parti bi. mais Macky moom jox la dara. man Cheikh dama xam Macky je connais pas Macky ñiy dem palais xam nañ leen man du ma dem palais man nitu dignité la nitu fierté dama ànd ak Wade ba ma nekkee élève à Kaolack
ànd ak moom université ci lu ñëpp xam nit ñi seede ko seen réseau yi nit ñi mën nañu ko seede ànd ak moom Paris ànd ak moom bu ma ñibbisee nekk cadre ñëw man maay secrétaire général adjoint cadre ànd ak moom sa Kaolack ga ma dëkk conseil départemental la te xeex bu parti bi taxaw fa ca sama quatrième def naa ko ménager ma sama bopp man lu ma amul rek politique ba ma ko xañ te politique defalu ma dara man je dois rien à Abdoulaye Wade lu may war ma ak sutura ngir man sama bopp taxutoon may politique te liggéey na Sénégal yal na ko yàlla fay. mais dégg naa benn wax boo aussi nga ne Wade démocrate. waaw démocrate. ma dégg sa beneen déclaration boo day mel ni du démocrate. mooy. parce que da nga ne par exemple Wade tey moo ñuy seet kan la ñuy tegal pour ñu fal jiital ko. waaw. mais je dama yàgg dans la démocratie. bu ñuy fal askan bee toog yéen ñi bokk parti ne toog ñi bëgg a nekk teg seen loxo ñu tànn ci kii doon. waaw xam nga démocratie dañ ne s'il existait un peuple de Dieu il se gouvernerait démocratiquement idéal la matul fenn gis nga Amérique Trump amul majorité am ci américains yi Hillary Clinton moo ko ëppale ay voix Trump mooy président Amérique système bu ñu d'accord la rek man jàpp naa ne fi parti bi toll woote fi une compétition des primaires pour fal candidat tas lay gën a doon day tasaare que dajale dooley PDS à 6 mois des élections ñu am kilifa gu toll ni Ablaye Wade su àndee xelam ñu bàyyi ko mu décider librement kenn gënu koo xam ñu nekk ci parti bi ak ku nekk capacité yi mu am ku mu ñu tànnal ñu ànd ak moom contexte bi moo tax ñu may ko loolu cër bu ñu ko jox la. moom premier boobu nga mën na yomb. waaw may na bu ñuy fal keroog Karim naan mooy seen candidat ci benn congrès bu loolu xam nga waaw xam nga congrès boobu. congrès d'investiture sax gëj na am PDS. dañuy woote bureau politique rek transformer ko en congrès mais congrès ak li mu laaj jafe na woote fii mu toll ni fii parti bi toll ak état d'organisation bi mu nekk nga am kilifa ko toll ni Wade possibilité la boo am pour utiliser ko parce que bu ko militant yi dañ ko nangul ku ñuy déggal la su décidé te décidé wul en tant que père de Karim Wade décidé en tant que secrétaire général national du PDS uuf ñëpp ñun ñëpp njabootam nañ man wóor na ma ne bu tànnee ka muy tànn waa PDS seen xol na ci sedd te dañ ko ànd. mais suba soo xëy ñu ne dàq nañu ci PDS nag. ah PDS duñ fa dàqee noonu association la. je sais. mënuñ moo PDS dafa am procédure bu ñuy dàqee nit. mooy procédure congrès am na. non procédure congrès am na. waaw buy def procédure congrès pour jël Karim Wade comme seen candidat gis nga ni mu demee. waaye lu mel ne mu ne suba seen chef taxaw ni dàq nañ Cobaan. waaw mais xam nga buñ ne dàq nañ Cobaan. su ma dajee ak Ablaye Wade du ma sëgg. nee naa la Karim Wade mii may wax ne mënul nekk suñ candidat tey injustice moo ko teree nekk candidat waxuma ni daf Macky Sall dafa am dëgg de CREI du normalul CREI moo ko tëj moo ko xañ ay droit am ci lañ fi ñu jaar yëpp si CREI lañ ko jaarale donc injustice moo ko xañ ban buñ ma dàqee teg ma injustice man ma tudd Thierno Birahim di murit ñu teg ma injustice si lu mën a doon man nangu ko te bàyyi leen ak yàlla. waaw non injustice boobu soo ko tuddee dafay doy waar parce que ñëpp xam nañ procédure CREI am nañu ko bañ mais lu mel noonu yéen tegal ngeen ko Idrissa te mu jàll. fuñ ko tegee. biñ koy tëj dañ ko tëj. Idrissa dañ ko tëj dañ ko àtte tëj ko. non dañ ko tëj ba pare doo ko àtte. non tëj àtte wuñ ko sax. si àtte nañ ko y avait un procès. non bi muy génn kenn àtte wu. si àtte nañ ko. procès génnewu ko génn ba pare. même procès moo ko génne. non non lieu total moo ko génne. waaw non loolu dama noonu. c'est que xam ne. et Ablaye devant tout le waaw monde mais dit que xam nga man deuxième pour arrêter Idrissa sama mag la. nit ku ma amal wóllëre la. non non c'est référence rek. non par rapport ak. nit ku ma naaw la. CREI nit ku ma naaw la. CREI yi waaw. du tribunal d'exception la. loolu mooy comme yu yóbbu woon Maam Bamba Géej yooyu moo xewi yaa Karim Wade nañ ko jaarale ci tribunal normal yi fi ñu ko war a jaarale fi ñu jaarale yow boo defoon dara ñu jaarale la nañ fa jaarale dem tëj la bu defee dëgg la man nekkuma fii pour di protéger kuñ prouver ne def na dara de na nga tudd Karim Wade na nga tudd Moussa Seck sa problème la man démocrate la damaa contre corruption damaa contre lekk alal réew mi képp ku ko def te du mën koo prouver dañ la war a teg ci yoon impunité gëwuma ko mais nañ fa jaarale CREI ñi fa waroon a dem Karim Wade moom waroon mujjee dem CREI pourquoi nañ fa woon kese moom kese ñu tëj ko ana ñeneen ñi ana liste ba ana waa APR yi ana Aliou Sall dañoo woo kenn ku leen neex la ñuy woo injustice moo fi dox moo tax man ma jàpp ne bañ a am candidat sax mooy dëgëral injustice boobu PDS bu amul candidat mooy Macky am na beneen mandat man du ma fi xaar loolu PDS dafa war a am candidat pour bloquer Macky Sall ñu changer Sénégal
teg ko ci yoon. mais ginnaaw sa déclaration bi lan ngay xaar. man li may xaar mooy Ablaye Wade yàlla muri bëtam leeral xelam génne ko ci otage bi mu nekk parce que otage yu Karim Wade la actuellement yàlla def mu libéré wu benn sursaut d'orgueil yee ko mu xam ne ñun ñëpp mooy suñu bàyyi mu xool li gën ci parti bi mu def ko xam ne Karim xale la ñàkkagul dara li mu ko yéene ko Sénégal yëpp yéene même bu ñu ko yéenewul pour Karim ñu yéene ko ndax Wade li mu daj pour Sénégal ñu amel ko njukkal Karim dañ koy xoolee Wade bu gore woon kenn bañalu ko dara tëj nañ ko mu nekk kaso ñu investir ko di xeex ak moom ba mu egsi fii mu egsi donc bu ñu demee ba xam ne moom mënta dem tey li may wax ni moom moo ko waroon a wax man maa ngi doon bu doon moom nit ki ma yaakaar la man yaakaar naa ni li muy def mooy wax waa PDS neen gërëm naa leen sant naa leen investir ngeen ma sonn ngeen sama xeex waaye man sama personne rek war ko tax may xañ PDS candidat tànn leen keneen ma jàppale ko ñëw bokk ci xeex bi man loolu la doon xaar ci moom waaye auteur am amul auteur mënut a élevé wu ci niveau boobu. léegi Karim Wade sa dégg wax su ma ko déggee tey PDS bu toll fu mu toll tey ak projet Abdoulaye 50 ans yi PDS waroon gouverner. waaye Sénégal les 90% mu koy wax. waaye waaw xam nga loolu man rek waxuma ko Ablaye Wade tâche bu taq si lu gàkkal liggéeyam rek si Karim Wade la jógee waaye Ablaye Wade si yéwénam Ablaye Wade si yaatoom si bëgg Sénégal ak Afrique ak fonk der gu ñuul li mu xeex si démocratie pour Sénégal egg fa mu egg li mu tabax ci réew mi ba mu yoree réew mi tey ñun dañ ko war a xoolee Mandela àddina di ko xoolee Mandela tey Afrique bu jaaxlee te mënut a utiliser Ablaye Wade ñaari nit la Macky Sall ak Karim Wade Macky Sall mi nga xam ne fàttaliku na fi ko Wade jaarale ak fi mu ko awale ba mën a nekk président tey mu teg ay coono njabootam ba Wade talut dem liggéeyi li Afrique te mënoon a jariñ lu bare si crise yi fi nekk Karim Wade mi nga xamante ni ambition prétention sax laay wax personnel am tax na mu jël paa bi def ko arme di ko xeexee loolu xañ nañ Afrique ak Sénégal loo xam ne mënatuñ ko rattraper loolu tamit lu ma naqari la lu tax ma jàpp ne Karim Wade rek xamul kiy baayam parce que ba baayam di xeex di reyante nekku fi il était absent à un moment jeune mais bu mu nekkee mag dafa préféré woon a dem rek la ci yeneen ñun bi ñuy ànd ak Wade di ñun ñoo ko moo ñu mag te bi ñuy ànd ak moom di xeex Wade di xeex nekku fi woon il était absent donc moom li muy yàqal papaam yàqal ko Sénégal yàqal ko Afrique foog naa ne histoire dina ko baal. mën nga xeex. man ba ma juddoo ba tey xeex laay def. kon boo xaaral par exemple suba Karim Sy sa kaw. waaw man Karim Sy dama leen wax ne leen li Idrissa Seck waxoon bu la xale tooñee sama mag bi nee na bu la xale tooñee wala mu saaga la da nga koy jéggi dóor baayam man sequma Karim Sy ay wax man waddiste la waa dama yàq. ne leen ñu ubbi seen xol xam ne ay démocrate lañu ay libéral lañu xalaat yi mën na wuute mais nañ ko teg fi ñu ko war a teg ko ci xel ak xalaat rek xool li gën a jub te joon njariñ réew mi ñu jëfe ko aw ma benn prétention am dëgg dama poser rek problème ma rappelé ko ndax dañoo war a taal réew mi pour Karim Wade nekk candidat wala dañoo war a taal benn candidat suñu biir battre Macky Sall jël réew mi question boobu rek laay sax xaar réponse leneen lu ma nit wax te tontu woo si loolu du ma wax ak yow. Omar de comme waxu kilifa la bëgg mu woon ci sori waaye en résumé daal moom dafa gëm ne Karim dina ñëw novembre ay millions de personnes génn ma ne ko xanaa comme Bemba lay nekk ba Bemba ñëwee ay millions après nga dem conseil ñu rejeté la ma ne ko léegi bu ñu rejeté mu ne ma ñu tànn beneen candidat ma ne ko léegi les parrainages xam nga lu ma tontu nee na parrainage yi dañuy jël blanco ko bind ci candidat bu bees bi ce qui n'est pas sérieux dañuy blanco yi parrainage ne bu ñu tànnee benn candidat fekk parrainage bi Karim a ci nekk dañuy blanco turu Karim bi di ci candidat boobu tu vois que c'est pas sérieux mais amul ko amatul woon argument rek te comme moom aussi wax na ma it lu daw yaram mën naa ko seede fii nee na moom problème am nekkatul ay ko kii moo am dëgg kii amul dëgg dafa jàpp ne buggul ëllëg Abdoulaye Wade bu tëddee nee na yàlla rek moo xam ku fi yëkk a jóge di xool ñi ko war mu gis ci Omar Sarr moom donc jaral na ko tous les sacrifices reconnaître nangul naa ko waaw maa leen di gërëm di leen sant ci waxtu bi xam ne am naa mbégte waxtaan ak waa Leeral ak Sénégalais yi jërëjëf waaw leer na nañu foog naa ne kontaan ngeen